asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci kon ab gaal bu suux ci diggante Enampor ak Elou Baline ca Casamance jamono ji nag lim bi dafa gën a takku juróom-benn nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken am na ñaar ñu réer ba léegi ñu leen di wër lu ëpp ñaar fukk ci ay nit ñoo ci mucc am na ñu bëri ñu nga ca hôpital régional bu Ziguinchor fukki at liggéeyu ñu sañta bañ moom la ñu teg Cheikh Béthio Thioune ni ki ay daan juróom benn weer jàpp fukki at ak juróom ci liggéey ñu sañta bañ loolee lañ teg tamit fukk ak juróom benn ci ay cantakun moo tukkee ca tribunal bu Mbour tey jëlee ci àtteb Fatou Bara Sow ak Ababacar Diagne ñoom ñooñee ñu teg daan it lak sàkku nañ ci ñoom ñu jox njabootu ñooñee ca loru ku ca nekk téeméeri million ci sunuy koppar benn pàcc ci jullit yi nekk fii ci Sénégal door koor gi tey jile ci jamono ji nga xam ne commission nationale bi ñu dénk muy xool weer wi nee na gisuñu ko démb kon nag ñu jàpp ni lu bëri ci ñoom koor gi ëllëg lay doon bokk na ci xibaar yi ba léegi ci banlieue bu Ndakaaru lu ëpp juróom ci ay ndongo boo moyul duñu def examen 6e ak 3e li ko waral mooy amuñu këyitu juddu inspecteur d'académie bi joxe xibaar bu ni mel nag di woo waajur yi ñu jóg ci ni mu gën a gaawee mbokk yi loolee tënk la léegi ñu yaatal ko. ab mbir mu tiis ab gaal moom moo suux ca diggante Enampor ak Elou Baline nekk ca département bu Oussouye jamono ji juróom benn nit ñoom ñoo ci faatu am na ñaar ñu réer ba léegi ñu leen di wër lu ëpp ñaar fukk ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci mucc bëri na ci ay tuut tànk ci gaal boobule dañoo jàpp ni nag surcharge moom moo ko waral ñu dem foofule fekk ji fa Boubacar Diassi. am ci dex gi gannaaw gi gaal gi soreetul dëkk bu ñu naan Enampor ñenn ci ñu faatu ñu indi leen ci morgue bu hôpital régional bu Ziguinchor. benn xew-xew bu amoon donc Elou Baline dëkk donc bu nekk ci commune Oukout département de Oussouye dafa partagé dafa bokk donc cosaan ak royaume affilié du Manga qui est dans la commune d'Enampor léegi am fa benn événement waa royaume affilié di dem fa pour dem fekkee bi ñu doon ñibbisi nag ñëw ba ci géej bi donc ci côté Enampor am donc ngelaw ci géej bi yëngatu dans la panique ñi daal di jógandoo bu ñu jógee nag ci gaal bi daal di suuf alors malheureusement 5 daal vraiment faatu nañu 24 rescapés am na ñaari xale keneen ki am 3 ans keneen ki am 4 ans am na ñetti mag également. surcharge ak ñàkkum col gilet de sauvetage waaye it ngelaw gi mën nañu doon li tax géej ji am. bon d'abord le gilet de sauvetage ça c'est un on a toujours effectivement reproché aux populations c'est vrai Elou Baline comme c'est une île dès que vous ratez une pirogue vous risquez de passer la nuit ce qui fait que les gens chaque fois il y a la surcharge. Chaque fois, il y a la surcharge. Alors, quand on leur demande de descendre, de peur qu'effectivement la pirogue ne revienne pas, tout le monde se rue vers la pirogue. Donc, du coup, non seulement il y a la surcharge, il n'y a pas de gilet de sauvetage. ñenn ci ñu jot a rëcc te mu bokk ci ay tuut tànk ñu jàpp leen ci urgence bu hôpital régional bu Ziguinchor. suñu mbokkee loru xam naa mbirum yàlla la daal waaw dañ koy delloo yëpp ci loxo yàlla. mais dëgg waaw li ci gën a métti dëgg mooy xale yi moo tax mënuma téye sama rongoñ ma gisee ñuy wàcce koor xale yi rek sama yaram nangul urgence baa ngi ne ci biir fu ma ko dégg ba léegi ñu ngi leen di jox meew ñu ngi leen di defal ñu ngi toppatoo parce que loolu mooy suñu wareef lu ci war daal kat xale moo fa nekk. accident bii di tegaal ci taabal bi li nga xamante ni mooy kaaraange askan wi bu ñuy jël ay gaal rawatina si ñàkk sol gilet de sauvetage. Cheikh Béthio Thioune teg nañ ko daan fukki at kaso wala bokk liggéey bu mu sañ ta bañ am na yeneen ci ay cantakun muy fukk ak juróom-benn ñoom nag liñ leen teg ci ay daan mi ngi jàpp juróom-benn weer ba fukki at ak juróom liggéey yu ñu sañ ta bañ tey jilee teg ci am na ñett it yu ñu bàyyi ñu ñibbi seen kër am na koom-koom gu ñu war a jox njabootu Bara Sow ak Ababacar Diagne ku ca nekk téeméeri million mu di ndàmpaay Abdourahmane Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay jaratu naata. waaw leneen lan lañ mën a jàpp ci àtte gi foofee ca tribunal bu Mbour. li ñu mën a jàpp mooy tribunal bi juge bi jël na dogal Béthio Thioune bu yegg ci Ndakaaru rek ñu koy daal di tëj ndax lu toll ak fukki at ak ay liggéey yi nga xam ne sañ ta bañ
loolu lañ ko daal di teg daan ci loolu tamit ñu nangu lépp li nga xam ni moom mooy alalam loolu la juge bi daal di dogal waaye nag nee na li jëm ci mandat d'arrêt international loolu daf ko maanaam Cheikh Béthio France fi mu nekk noonu kenn du ko dem jëli ngir ñu ñëw tëj ko waaye nag bu ñibbisee fii ci Sénégal dinañ ko tëj ki nga xam ne nag moom mooy jëwriñam di Cheikh Faye moom it teg nañ ko daan lu toll ak fukki at yi nga xam ne daf koy tëdd lu toll ak aussi fukki taalibe ñoom lu 15 ans lañ leen daal di condamné ak ay travaux forcés waaye tamit am na ci ñaari nit yi nga xam ne ñoom it juróom-ñetti at la ñuy tëdd mu am ñeneen ñaari nit ñoom juróomi at la ñuy tëdd ci ñooñu tamit am na ci ñetti nit yi nga xam ne ñoom fi mu ne nii toppewuñu leen dara ñi nga xam ne nag ñoom ñooy njabootu Ababacar ak Bara Sow juge bi jël na dogal ñu daal leen jox ndàmpaay ci lu toll ak 200 millions donc li ni mel moo daal di génn ci verdict bi nga xam ni Thierno Niang jël na ko di juge bu tribunal bu grande instance bu Mbour. 10 ndax ñu ngi dégg fukki at kaso ak juróom liggéeyu ñu sañ ta bañ kañ la ci. waaw ci ñooñu am na ci kenn ki nga xam ne tudd na ci Khadim Seck mooy ki nga xam ne moom la ñu jàppoon ak fetal bi moom la ñu njortu ni moom moo faat ki nga xam ni moom mooy Ababacar donc ñi nga xam ne war nañu tëdd ci lu toll ak fukki at ak juróom toll nañu ci 10 taalibe maanaam fukki taalibe ki nga xam ne nag moom mooy bëkk néeg bi moom ak cheikh bi liñ leen te mooy fukki at yi nga xam ne dinañ ko tëdd te liggéey yi nga xam ne sañuñu koo bañ ñu teg ko seen i ndodd. jërëjëf Abdourahmane Diallo nekkoon en direct fële ca tribunal bu Mbour kon muy ay daan yu ñu teg Cheikh Béthio Thioune ak ay taalibeem di ay cantakun ñu tudd leen ci Fatou Bara Sow ak Ababacar Diagne jàpp leen ni jamono ji nag taaw bu góor bu Cheikh Béthio Thioune di Serigne Saliou Thioune mu ngi def ab déclaration ca cité kër góor gi lay amee jamono ji du ñàkk kon dinañ ci dellu siwaat mbirum Cheikh Béthio Thioune boobule sax la ñuy waxtaan ak suñu gan di professeur Ndiak Fall professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. spécialiste nga ci li ñuy wax droit pénal dégg nga ko kon lii di verdict yi tudd jóge ci àtte Fatou Médinatoul Salami Cheikh Béthio Thioune kon fukki at ci liggéeyum sañta bañ lañ ko daan di ko toppee complicité de meurtre ak non dénonciation maanaam ñàkk a boole juge bi nag retenir li di mandat d'arrêt maanaam jëli ji ko France indi ji ko fii léegi loolee lépp ñu wax lan lay wund boo koy jàngat daan yooyu ñu teg. waaw daan bi ñu daan Cheikh Béthio Thioune moom la tubaab di wax condamnation par contumace. maanaam nekku fi. waaw boo déggee condamnation par contumace moo di nit ki dañ ko àtte te bañ ko àtte mu nekk bitim réew loolu mooy condamnation par contumace léegi daañ biñ ko daan doonul daan boo xam ni daan bu sax la li ma bëgg a wax ci loolu moo di bu dellusee ci réew mi dañ koy àttewaat te buñ koy àttewaat maanaam bu dellusi woon day mel ni musuñ ko daan maanaam daan biñ ko daan day mel ni musul am dañ koy attewaat loolu la ñuy wax condamnation par contumace. donc kon li nga wax noonu professeur c'est différent de tubaab li muy wax appel bu ñëwee dañuy defaat beneen procès bokkul ak ñu dem defi appel. déedéet bokkul ak appel fii mu ne maanaam ñi mën a def appel mooy ñi nga xam ne daan nañ leen te fekk bañ leen di daan ñu ngi Sénégal. ñooñu fii mu ne mën nañ def appel su fekkee ni daal jàpp nañ ni daan biñ leen daan dafa diis wala jaarul yoon ñooñu mën nañ def appel mais ki nga xam ni dañ ko daan par contumace moom mënul def appel li mu mën mooy bu dellusee ba ñu yëg ni ñëwaat na ñu àttewaat ko. léegi bu xasee ba egsiwaat ci réew mi ndax diggante bi muy egseeg bi ñu koy àttewaat mën nañ ko jël dugalaat ko ci biir kaso bi wala dañ koy bàyyi noonu rek mu ñëw nu muy demee. kooku normalement juge bi moo koy décider ci yoon nag comme mayoon nañ ko détention provisoire baal ma liberté provisoire mën na bu dellusee ñu bàyyi ko mu dikk noonu mën nañ ko jàppaat dugal ci kaso bi kooku juge bee koy décider. bokk na ci daan yi ñu teg Cheikh Béthio ak ñeneen ñi mu àndal mooy famille victime yi ku ci nekk ñu fay leen téeméeri million mais juge bi ci li ñu jàpp dafa mel ni retenir lu ñuy wax contrainte par corps maanaam bu ñëwee rek maanaam il faut mu fay ba pare laataa muy ñëw ndax loolee yoon la. waaw contrainte par corps ci yoon boo ko déggee mooy fii mu ne def nga jiyee ñu daan la bañ la daanee it nga yoreel nguur gi xaalis. boo yoreelee nguur gi xaalis gannaaw daan biñ la daan da nga war a fay xaalis boobu
xaalis boobu nag boo ko fayul maanaam nguur gi am na sañ-sañ àttekat bi am na sañ-sañ def li ñuy wax contrainte par corps. Contrainte par corps moo di dañ lay tëj pour xaalis bi nga yoreel nguur gi nga fay ko léegi nag xaalis boobu nga war a fay maanaam tëdd bi nga war tëdd kaso dafa aju ci maanaam li nga war a yoreel nguur gi ci xaalis lu xaalis bi gën bari daan boobu gën a am solo daal. dans ce cas la famille victime bi moom la ñu ameel xaalis ñoom la ñu war a fay 100 millions ku ci nekk. déedéet ko contrainte par corps daal da nga yoreel nguur gi xaalis. kese ci cadre boobu kese la ci yoon. alors léegi code de procédure pénale séentu na ni bu fekkee ni yoreel nga nguur gi lu ëpp 400 000 francs mën nañ la tëj contrainte par corps diggante 1 ba 2 at. léegi nag bu fekkee ni tëj nañ la 2 at yi soo génnee te fayuloo kenn mënatu la dugal kaso ngir loolu nga yoreel nguur gi su fekkee ni nag fay nga ko maanaam tëj kaso boobu day jeex. loolu mooy contrainte par corps. certainement professeur Ndiack Fall luy ëpp ci sénégalais yi topp nga procès bi ba mu commencé ak léegi gis nañ ni ñenn ci cant ko ni fukk ak juróom benn liñ leen teg ci ay daan juróom benn weeru kaso jàpp fukki at ak juróom liggéeyuñu sañta bañ ci sa jàngat ci sa xam-xam ndax da nga jàpp ni xañ na pen yooyu noonu dafa néew par rapport ak ñoom li ñu def ndax dégg nañ ñenn ci njabootu Baara Sow di ko naqarlu sànq. xam nga dafa am ñaar ñu ñu war seetantal. maanaam dafa am daan boo xam ni code pénal moo ko séntu code pénal mooy maanaam téere bi nga xam ni ku def jéeye dañ la naan jéeye sangam nga def nangam lañ lay daan. ci la ñuy sukkandiku. voilà moom la ñuy wax la peine prévue par le législateur. bokkul nag ñu koy wax it la peine encourue bokkul ak daan bi la àttekat bi daan àttekat bi daan bi mu lay daan moom la ñuy wax la peine prononcée. yooyu ñaar mën nañu waroo maanaam booy xool jéeye ji ñu wax ni ñooñu ñoo ko def maanaam cantakuun yi boo seetee ci code pénal normalement li yoon saytu ci pour ñu daan la ko mooy li ñu wax disons détention à la perpétuité autrement dit travaux forcés à perpétuité maanaam sa giirub dund lañ lay tëj kookoy li yoon santaane waaye nag ba tey yoon jox na juge bi sañ-sañ boo xam ni moom mooy seet li mu lay daan kon nag fii mu ne booy seet la yoon santaane ak li juge bi def waroon na waaye kooku nag ci sañ-sañu juge bi la bokk. laaj beneen bi professeur Ndiack Fall ñu wax tuuti xaj na ci suñu système judiciaire waxaale ko sax ci mbiru Cheikh Béthio Thioune li ñuy nemmeeku lu ci bëri mooy fi Sénégal liberté provisoire boo koy wax day mel ni ba finalement liberté définitive lay doon ku ñu may bàyyi nëgëndiko dañuy dem ba yow sax dañ lay fàtte. loolu nag. déet maanaam liberté provisoire day fekk nga am li ñuy wax détention provisoire maanaam téye neggandiku bokkul ak buñ la àttee war la tëj léegi nag bu fekkee ni téye nañ la téyu neggandiku am na jamono yoo xam ni mën nañ la téye ba waxtu àtte ba jot ci matière criminelle maanaam affaire yi jéeye yi gën a rëy. bu fekkee ni téye nañ la téye neggandiku sañ nañ la téye ba bésu àtte ba jot léegi nag bu fekkee ni téye nañ la téye neggandiku ba daan la téye boobuñ la téye woon dañ koy dindi ca la ngay tëdd ci kaso léegi nag diggante boobu am na yenn yoo xam ni maanaam kii nga xam ni moo yor dossier bi mën na la may liberté provisoire maanaam bàyyeendi la lu jiitu ñu lay atte bàyyi boobu nag du tere ñu atte la bu waxtu wa jotee. ci justice bi gis nañ ni des fois tamit bu ñuy def dossier yi comme bii nii am na sax ñuy ruuma naat naan pression daf cee amoon diggante keroog parce que vendredi la ñu annoncé woon ni dinañ joxe verdict bi ñu xaaraat tey jile ba altine loolu yàgg nañ ko posé comme problème muy indépendance de la justice professeur. déedéet loolu bokkul ak indépendance de la justice. maanaam juge bi buy àtte ku ci ne ci ñi nga xam ni ñoo seq àtte bi. da ngay wax say firnde ndax yaa def wala defuloo léegi nag bu waxtu wa jotee ba àttekat bi jàpp ni loolu lépp yemb na ci ay loxoom waxtu woowu lay jël dogalam mën na la daan mbaa mu bañ la daan léegi nag diggante boobu maanaam bu dégloo ñëpp ba noppi su ko mënee mën na àtte ci saasi
su ko mënul it yoon may na ko moo wéet ak boppam maanaam waxtaan ak njegeenaayam bala muy jël dogal yi muy dogal kooku moom lu jaadoo jaadu la bokkul ak indépendance de la justice. laaj bu mujj professeur Ndiack Fall mooy Cheikh Béthio Thioune mi ñu teg daan jamono ji fukki at liggéeyu mu sañ ta bañ te nekku fi am na sañ-sañu moom tamit toog foofu rek te wëñ ñibbisi loolu lan moo ko ciy fekk. waaw bu loolu amee su fekkee ni toog na maanaam France lu mat ñaar fukki at gannaaw daan bi. maanaam lu jéggi sax liñ ko waroon daan ci lim ci at. waaw mu ngoog puisque nee nañu fukki at lañ ko tëj. alors fii mu ne su toogoon France lu mat ñaar fukki at bu dellusee dara lañ ko dul mën a lati loolu moom la tubaab di wax expiration du délai de prescription de la peine. ndax dafa am 20 ans nécessairement. absolument ndax nous sommes en matière criminelle maanaam jéeye yi bu ko nit defee dafa am àpp boo xam ni boo nekkee bitim réew buñ la daanee te fekk nekkoo fi. daan boobu suñ ko saxalul dafa am àpp boo xam ni moom ngay toog soo toogee te dellusiwoo kon day mel ni daan nañ la ba daan bi sotti maanaam kenn dootu ko appliquer daal. te 20 ans kese la lu ko néew. ça dépend. voilà maanaam bu dee crime maanaam jéey yi gën a mag. 20 ans la bu dee contravention bu dee délit 5 ans la ci yoon bu dee contravention maanaam bu dee jéey yi gën a mag 20 ans la. maanaam cas de figure bi 20 ans la. moom li ñuy wax voilà exactement mu ngoog. waaw d'accord voilà. ok jërëjëf professeur Ndiack Fall ñu ngi lay sant di la gërëm. baax na jërëjëf. sa xam-xam màcc ci wàllum droit pénal ñu doon waxtaanee verdict procès Médinatoul Salam muy Cheikh Béthio Thioune ak ay taalibeem ak daan yañ leen teg ñu ngi leen ko doon wax sànq jamono ji kii di taawam di Serigne Saliou Thioune mi ngi def ab déclaration ca cité kër góor gi ngir wax ci verdict bi tukkee ci chambre criminelle tribunal grande instance ba nekk ci Mbour ñu wax ba léegi ci xibaar yi dem fële ca diwaanu Tambacounda rawatina ca Gouloumbou ñu ngi leen doon wax naan service douane yi dañ faa tegoon loxo lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar kilogramme ci cocaïne mu di lu am solo sax booy xayma koom-koom gi mi ngi toll ci 3 milliards ki di directeur général bu douane yu Sénégal mu nga fa woon ngir sargal agent yi nekk foofu mu jàpp ni Sénégal Mali ak Guinée war nañoo boole seen doole ngir xeex lii di narcotrafiquant yi moom colonel Oumar Diallo ñu déglu ko ci micro Moussa Oumar Gueye ak Amadou Diédhiou. procédure bi ñu ngi ci ma kuñ jàpp war nañ ko mën a atte mais lii mënul xaar atte bi am na procédure d'urgence foog ñu demander confiscation def requête ci juge bi ñu confisquer produit bi suñ ko confisquer avant jugement lii wóor it dañ koy incinérer dañ koy lakk waaw su boobaa nañ leen wax fu ñu koy defee ak kañ lañ koy def ngeen ñëw teew xool ni effectivement li ñuy war a lakk la ñu koy lakk waaw bu Gouloumbou dina nekk brigade muy ci suñuy réforme poste Guénéto ñu dekkal ko ñu nekk poste buy dund ñi nga xam ne dañu am marchandise yu ñuy terewul te mu yemandi xam ne pour jëfandu diggante ñi dëkk ak frontière bi parce que ku nekk ci frontière dund ci frontière donc dina leen may ñu dédouaner lu yem tax ñoom ñu mën a dund en toute sécurité mais en toute légalité Gouloumbou nekk brigade di surveiller ànd ak yeneen force de sécurité yi gën a aar diwaan bi donc kii bi ñu ngi leen ko doon wax sànq ci bopp xibaar yi weer wi gisuñu ko démb ci guddi loolee mooy gis-gisu commission nationale bi ñu dénk muy saytu weer wi fii ci Sénégal ñu dajaloo woon démb ci RTS kon nag Mourchid Ahmed Yane Thiam ak ñi mu jiite jàpp nañ ni koor gi ëllëg lay doon ci jamono ji nga xam ne nag coordination des musulmans du Sénégal ñoom tey jii la ñu door koor gi ñoom gis nañ ne kon weer bi dañ ko seen ci yenn diwaan fii ci réew mi ak ci sous-région bi ñoom kon imam Mame Gora Ndiaye ak ñi mu jiite ñoom tamit tey jile la ñu door koor gi ñu dem ca diwaanu Kolda ci diwaan bu ñuy duppee Kandia ca département bu Vélingara askan wa dañoo doxub ñaxtu li ñu bëgg mooy ñu defaral leen fay jumtukaay yi ñuy soxla lu ci mel ni école poste de santé ñoom manifestants yi dox nañu lu toll ci 1 kilomètre dem ba ca préfecture ba jébbal ko këyit woo xam ne ca lañ tënk lépp luy seen i jàmbat reportage Abdoulaye Diallo.
ak slogan yi la askanu Kanja doxee ñaxtu ngir ñu tabaxal leen ay jumtukaay moo leen tax a dox li ko jëlee Kéréwan ba ca préfecture bu Vélingara fi ñuy jébbal ki fa toogal nguur ab bataaxal bi ëmb lépp li ñuy joytu. dox ñaxtu bi lenn waralu ko lu dul jafe-jafe yi nga xamante ne Kanja mu ngi koy jànkonteel donc ñu gis ne am na solo Kanja yëpp dajaloo pour ñu mën a ñëw fii ba Vélingara wane suñu naqar wane suñu jafe-jafe yi pour président jot ci ñu mën ci taxaw pour coono yi nitu Kanja yi mën a jeex. ay yoon yu baax ngir seen dem ak dikk ca seeni gox la askanu Kanja bëgg. yi ñu ci gën a sonal mooy tali bi nga xamante ne dafa jóge Vélingara dem ba Kanja tali boo xamante ne nawet bu jotee kenn mënu faa jaar ay nit dee nañ ci parce que ambulance yi dañ ci embourbé wu donc c'est des difficultés beneen problème bi mooy yoonu Kanja Jalakeñi Muntumba Kéréwan boo xamante ne foofu la ñuy jaar pour dem ci vallée bi mën a béy ceeb te xam ngeen ni nit bu lekkul du mën a def dara donc yoon boobu tamit bu tawee nit ñi pour ñu mën a béy foofu c'est tout à fait un problème beneen jafe-jafe mooy courant bi xam nga ni courant mooy développement. dem ca Kanja ca biir nawet dafa ànd ak ay jafe-jafe yu métti ngir ñàkkum ay yoon yu baax. benn semaine lëmb te amuñu ndox moom la askan wa yeewoo ca diwaanu Ngoy di dundu ca Bombay benn forage ba nekk ca dëkk ba dafa pan doxatul ñoom askan wi li leen dese rek mooy dem ci teen ya di fa rooti ndox te loolee coono bu rëy la leen jural reportage Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. juróom benn fukki village ak juróom yoo xam ne nii seen askan amatuñu ndox seen forage bi moo paan boo jógee baari ndondol ba ngay egg Ngoy jaar Mboxodan Ngéegéy ak Njulli fii robinet yi toq ndox waddatu fi nelawatuñu guddi añatuñu heure tëddatuñu heure wax dëgg yàlla gis ngeen teen bi ni mu mel te am na ñoo xam ne dañoo wàcc dem si yeneeni teen dem rooti fa léegi nag Marème Faye Sall ñu ngi koy ñaan mu xool jigéenu Ngoy sonn nañu te dañu leen a jàppale voté leen voté bu rafet kon vraiment Ngoy mérito wuñu lii am ñàkk ndox gu méttee nii lu mat une semaine yàlla ñu duñu seetaan jéemaluñu ñu si dara loolu ñaaw na ci Ngoy méritoowul loolu Macky Sall nag gestu waa Ngoy nag gestu jigéenu Ngoy sonn nañu ñu ngi souffrir ñëpp a feebar fi mu nekk nii jigéen boo demee ba talatoo sa doom talatoo sa borom kër talatoo sa bopp ndax ndox xam nga ni sonn nga. jigéen ñi nga xam ne ñoom rek ñoom ñooy wuti ndox di ñaawlu lu ñu mel. wëggu nañu ba sonn fan yi nit ñaa ngi roota root ba wow ko dañoo sonn te dañoo torox naanuñu lekkuñu ba suur ma ñu nelew ba suñu nelew doy ndax ñoo ngi ci guddi ñoo ngi ci bëccëg ñoo ngi ci ngoor ñoo chaque jour ñoo ngi ci teen bi te teen bi sax defe naa lee moo dem ba bëgg a jeex nguur gi lañ ko xama sin waaye dama bëgg ñu delloo sil ñu ko suñu bi ko doomi Ngoy yare Moustapha ba ñaari fan wala ñetti fan te daam nag ci ñaar fukki fan yoo xam ne amuñu ndox askanu commune Ngoy di ñaan ñu defaral leen seen forage bi wante tamit ñu yokkal leen yeneeni forage pour ñu gën a mën a am ndox mu sell ci diwaan bi. ñu dellu si waat fii ci Ndakaaru rawatina ci quartier bi ñuy duppee Yoff Apexi foofee ña fa nekk nag li leen la jël witt mooy ndox yu bon yi bàyyeekoo ci fosse septique yi daanaka am na tali yu bëri yoo xam ne da caa fees dell ba tax na seen wér-gu-yaram la ñuy xalaat jamono ji lu ci mel ni di noyyi ndox mu bon boobee wala xeet bi sax nag ñoom ba tax na ñu ngi woo ñii di kilifa yi ngànk mairie bi ñu jóg ci defaral leen yooyee di ay tuyau yu toj Pape Fara Ñing du ñàkk ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak moom mag reportage élément bi noppi na. mer ba futt lañu def ñu dëkkee ca Yoff Apexi loolu tax nag ñu baare woon lii di tali bi ndax nee nañ mënatuñoo nooyi ndox mi bon mi nga xam ne mooy tuuru ci tali bi moo waral li nu mel. mag ñi rek dañ doon négocier depuis 20 ans xale yeewu tey baare mbedd yëpp ne tey dañu bëgg a manifester pour fàttali autorités yi que lii quand même benn priorité la boo xam ne ñëpp war nañ ci taxaw. dund bu métti la ñuy dund fii chaque jour ndox mi nii lay ñëw guddi ak bëccëg du fi jeex nag tout le temps xet bi bëgg ñu rey kenn mënu fa wër. li nu mel nag ñaar fukki at mu ngi ni ñu koy dund tax nag mu indi leen jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaram ndax nee nañ ndox mi ay ndoxu foos la. ngi am ndox bu salte bi nga xam ne moo ngi tuuru fii depuis 20 ans depuis 20 ans. lii ñu mënoon yëpp def nañu ko waxtaan parce que quand même ñun ay kilifa rek ñoo fi ne. gi nag les conséquences sanitaires xam nañ ko man mi wax ak yéen médecin la ñii nga xam ne dañu dëkk ci booru tali bi te ndox mi di tuuru bu ndox mi demee ak poussière bu ñuy kii on sait que les eaux d'égout sont c'est ay ndox la yoo xam ne dañuy joxe cancer. waxuma la sax côté santé bi mu ñuy def waaye doo am sax jaamu yàlla gu ñu nangu parce que ndox mu bon la da ngay wàcc war a dugg sa néeg jaar ci ndoxu kii bi
xam nga après day des ci daal te boo duggee moom ci biir day poussière yooyu day am odeur. jàpp ne lii nag ab artu dong la ndax taxaw nañu témb ngir wéyal xeex bi. moo tax vraiment xale yi manifester tey waaye liñ ci séentu woon yëpp mooy alerter donc autorités yi. li ñu bëgg daal mooy ku ñu dimbali ndox mi jóge fi ñu defar canal bi une bonne fois mu jeex. gannaaw manifestation ba mu jeexee rek autorités yi daal dinañuy réagir ndax ci saasi rek lañ gis benn équipe bu ONAS daal di ñëw ngir defar mbir yi. wér-gu-yaram boobu mu junj la ñuy des ak sibiru xeex ko fileek atum 2030 moom la Sénégal ak Gambie lëkkaloo ngir def ko ci benn cérémonie bu ñu doon amal ca Kër Ayib nekk ca commune bu Medina Sabax ñaari jëwrin yi ñu dénk wàllum paj mi ci ñaari réew yëpp a nga fa woon ñu ne nag am na fukki milliards ak juróom-ñaar yu ñu fas yéene dugal ci projet boobee séddale fukki millions ci ay chantier yu ñu nàndal Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñu nga fa woon. xeexum sibiru am nag dimension internationale réewum Sénégal ak réewum Gambie joxante loxo pour jëlee fii feebar bi le Kër Ayib la askanu ñaari réew yi dajaloo kon ngir célébrer bés bi ñu jagleel xeexum sibiru. sibiru nag nekk na li xamante ne boo jëlee mën naa wax ne feebar yëpp mooy feebar bi si gën di faat doomu aadama bon nag taxaw tey ñu ànd ñun ñoo Gambie di ko xeex loolu mooy suñu wareef. parce que suñu taxawaay mooy taxaw pour aar njaboot yi. muy góor muy jigéen mbooloo mu bëri te woon Kër Ayib ci magalum bés bi de ñu bëri ñu ngi jóge woon Gambie ñi Sénégal ci gis-gisu jëwriñ yi ñu denk nag wàllu wérgu yaram ci réewum Gambie jigéen yi ñoom am nañ wàllu gu rëy ci xeex bi la ñu sumb. suñ fi ñëwoon gisuma jigéen yi ni kon dinaa xam ne lii du dox wante bu ma gisee jigéen yi xam naa ne lii dina sori. parce que soo leen buggee sànke bi dox dina dox soo leen bañee sànke bi du dox dinaa leen wax suma expérience bi si sànke bi ñeneen ci at si gannaaw suma jabar isi benn sànke ma ne ko déedéet lii def dee tàngaay faalewut ma mu monte sànke bi complain naa ba sonna wante bu mu yàggee ma ne ko ndeke sànke bi baax na soo lu jigéen bi bugga su yàggee góor bi dina ko bugga soo bëgg naa ngeen toppatoo affaire yi sànq bi yéen a dee toppatoo góor yi yéen a dee toppatoo xale yi. ci biir xeexum sibiru bi nga xam ne ñaari réew yi sumb nañ ko am na benn projet bu mag bu nga xam ne mu ngi aju ci wàllu distribution moustiquaire ñu ne lu mot fukki millions moustiquaires yu ñu nandal ci valeur 17 milliards de francs CFA daañu leen séddali. ñi ay étudiants lañ nekk ca Kaolack dañoo mer ba futu di woote wallu ndax nee nañu ñu bëri ci ñoom di jàngee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañuy mujjee bàyyi seen jàng dellu seen kër ndax amuñu fu ñu dëkk fii ci Ndakaaru ba tax na nee nañu maire bi ak képp ku leen mën a jàppale na leen gëstu ñu déglu ci Pape Nala Dieye moom moo yore communication amicale étudiant Kaolack yi ci micro Ibrahima Diame. moo waral tey ñu jógee Ndakaaru bay suñuy cours bay suñu yëpp ñëw fii nii ngir waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy li nga xamante ni ñoo ngi koy dund fële ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu nekk aussi conditions yu métti conditions yu déplorées parce que aussi comme ni ko tubaab di waxee lorsque la cause est noble s'engager devient une nécessité c'est lorsqu'on a vu que suñu mbokk étudiants yi nga xam ñoo ngi université Cheikh Anta Diop de Dakar di dund coono yu métti ñu ne kat dinañ sol suñuy tànk dinañ sol suñuy dàll béy si suñu waar ñëw waxtaan ak ñi nga xamante ni ci ñoom lañ yaakaaree ne li nga xamante ni ñoo ngi koy dund mu nekk ay jafe-jafe dëkkin maanaam mbirum logement yaakaar naa ne tey étudiant bi mooy nongol si nga xamante ni dafa bay baayam bay yaayam dem fële ca Ndakaaru dafay jàngee te bu fa demee compté wul leen ci lu dul boursam te bourse boobu mënu ko permettre mu subvenir yenn besoin am kon donc kooku yaakaar naa su yàlla defee ci réew mi am ñoo xam dénk na leen yenn teraanga yi jàpp nañ ne ñun suñ amee lu ñu jaaxal suñ amee lu ñu sonal war nañ mën a ñëw gis ñoom en tant que doom en tant que jarbaat en tant que rakk en tant que sët joytu leen ko ngir ñu jàppale ñu si amuñ fuñ dëkk. ñoom étudiants yi seen i rakk muy ñu nekk ci daara yu digg doomu yi ak yu suufe yi lu ëpp junni ci ay élèves duñu mën a def seen examen 6e ak 3e ren jile ndax amuñu ay kayitu juddu inspecteur d'académie bu nekk foofule moom moo ko wax ba tax na nee na waajur yi nañ ci jóg ci nu mu gën a gaawee Gana Sène lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Salif Sow. jafe-jafe la parce que du fii rek même ci yeneen régions yi jafe-jafe ndax biñ ko xaymaa téeméer boo jël maanaam lu toll ci ñaar fukk ak juróom binduwuñ tax reerewu leen mbir ne pour nga def examen il faut tamit nga bindu nga am kayitu juddu moo tax ñu profiter ci cérémonie bi pour gën a ñaax parents yi ñu dem
vraiment bind xale yi pour que xale yi mën a def seen examen ñi ngi dalal seen xel nag di leen xamal ne même bu kayitu juddu bi génnul fii ak examen yi ñun li nga xam ne moo ñu soxal rek nañu fexe ba bind xale bi su xësee bindu ba am date et lieu de naissance rek dinañ ko permettre mu def examen même bu fekkee extrait bi day génn xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci biti réew lu mel ni Russie Guinée foofee ay opposants yu bëri yu ñu teg loxo ak Mali nga xam ne dañoo am ab gouvernement bu bees loolee lépp dañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow. premier ministre bu Mali daal di nay xamle gouvernement bu yees bi mu daal di taxawal gouvernement boobu nag am na lu toll ci fanweer ak juróom benn ministre ñu jàpp tamit am na lu toll ci ñaari secrétaire d'État mu wuute ak gouvernement bi daanu gouvernement boobu nag amoon na lu toll ci fanweer ak ñaari ministre ci gouvernement bu yees bi ay membre opposition daal di nañ ci dugg ku ci mel ni Thiébile Dramé moom la ñu daal di tabb ministre des affaires étrangères gouvernement bu bees ci Mali boobu nag dañu bëgg rek mu doon gouvernement d'union nationale. ci Guinée ñenn ñi dañoo jàpp ne fi mu toll nii ñu ngi leen di teg loxo ndaxte dañoo ne ñoom ànduñu ci Alpha Condé daal di am beneen mandat maanaam 3e mandat loolee waral ñu nemmeeku ay arrestation ci yenn gox yu ci mel ni Kouroussa Kankan wala sax Koya samedi bi ñu weesu rek lu toll ci juróom-ñetti nit daal di nañ leen di arrêté daal di leen placé en détention ñoom ñu ne dañoo doon manifester ngir bañ a ànd ak 3e mandat bu Alpha Condé seen arrestation boobu nag mu ngi amee ci benn rassemblement boo xam ni président bu Guinée moom ci boppam moo fa nekkoon ñu jàpp ne dañoo soloon ay t-shirt boo xam ne dañ ci bind non à un 3e mandat pour le président Alpha Condé. aéroport bu Russie nag ab avion moo fa doon wàcc finalement mu daal di tàkk ci avion boobu nag lu toll ci 78 personnes ñoo nekkoon ci biir ñooñee ñëpp nag toll nañ ci 41 personnes yi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñeneen ñi jot nañ leen rawale avion boobu nag ginnaaw bi mu décollé démb ci aéroport bu Russie signalé woon nañu benn anomalie fii mu toll nii nag daal dinañu ubbi ab commission d'enquête ngir xool avion boobu nag lan moo ko taal. jërëjëf Aminata Mbaare Sow ñu egg yéen ci xibaaru tàggat yaram wax ci Linguère bu Saint-Louis boo mooy mu dem nag Ligue 2 ginnaaw benn match nul bu mu am diggam ak US Gorée benn bal fu nekk ñoom ñu bokk ci équipe boobee ba léegi ñu ngi 13e place ci classement bi kii di seen entraîneur nag di Abdoul Majib Diagne nee na am na yaakaar ci mbir moomule beneen équipe bi muy US Gorée seen entraîneur Cheikh Sidat Sarr li muy naqarlu mooy équipe yi nekk ci Ligue 1 dañoo néew loolu ñoom ñaari entraîneurs yi ñu déglu leen ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. C'est comme ça, c'est le maître du terrain. Il a jugé qu'il n'y a pas hors-jeu. On prend un point, mais je vous dis que rien n'est encore perdu. Hein. On va jouer jusqu'au bout. On va jouer jusqu'au bout et on va prendre notre chance. Pour avoir ce tondu, on va pas avoir tout sur un plateau d'or. Hein. Vous savez, depuis Kaolack, on s'est battu. Vous avez vu aujourd'hui, on s'est battu, mais ça n'a pas réussi. Et on continue. On va continuer jusqu'à la fin. Pour moi, c'est un mbokk yi di jéggalu ci élément boobule nekk en français kon du ñàkk di ngeen ko déglu ci yeneen jotaayu xibaar léegi nii dañuy egsi ci ponk bu mujj bi li ci yéen kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. premier ministre ak toogu premier ministre ci Sénégal lépp doxee na fa tàbbigee ci gàttal premier ministre amatul ci réew mi l'observateur nañu Macky Sall amee na ko na mu ko bëggee woon ubbil yéenekaay bi député yi réew mi càmbar nañu bërki démb projet de loi bi jëm ci indi ay coppite ci constitution réew mi woote nañu ko téeméeri député ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci ànd juróom-ñaari député ñoo ci àndul yeneen juróom-ñaar ñoo ca màndu yéenekaay bi nañu ginnaaw juróom-ñeenti waxtu yu ñu toog doon ko waxtaane fa ñu mujj moo di adopté ko fa la ñu jaaree jëlee ci réew mi poste premier ministre l'observateur nañu muy ñetteelu yoon nag ci yoon wi lu ni mel di am ci réewum Sénégal Léopold Sédar Senghor defoon na ko fi 1963 Abdou Diouf defoon ko fi 1981 Macky Sall def na ko bërki démb Les Échos nañu premier ministre amatul ci Sénégal primature dee na ba assemblée nationale suul ko réew mi quotidien nañu noonee la demee assemblée nationale yeew na primature ba mu ne ngodd mu gas am kan ba mu xóot ne ko ci yomb suul ko Vox Populi nañu loi Macky Sall bi taxawaaluwul ci assemblée nationale député majorité bi mode fast track la ñu ko def maanaam wasa dafa ñëw rek jaar jàll donte it débat yi tàngoon na jërë ci assemblée nationale terewul moom loi bi jàll na ak doole ndax téeméeri député ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ko wote journal La Tribune nañu léegi Macky fépp Macky partout ginnaaw premier ministre amatul ci réew mi léegi président Macky Sall moo yor yépp mooy doxal lépp keroog ci assemblée nationale ba ñu fay wote loi bi jëmoon ci indi ay coppite ki yeesal ci constitution réew mi pencum ndaw réew mi di assemblée nationale anki dina kay nee nañu dafa meloon ne mbedd xastante ba xëqante ba xaxarante ga meloon ne fatulleeg màlle ci biir député yi juróom-ñeenti waxtu yoo xam ne député yi nekkewuñu woon ci assemblée nationale ba lu dul waxante lu ñaaw tàcc yu amutub àpp boole ceeki député majorité bi ku ci nekk ci ñoom di jaay sa morom maa la gën a gëm président Macky Sall Soleil national
nañu ak loi bi ñu woote adopté ko ba jële fi poste premier ministre daana tax ba ci ñeenti at yi di ñëw ñu yaxanal ci réewum Sénégal lu toll ci téeméeri milliards ak juróom-ñeent fukk ak ñett suur soo amel ne ku naan ñu du dëgg loolee député yi fare ci nguur gi ñoo ko wax ngir bëgg koo sëlëme askan wi faat nañu Boun Abdallah Dionne ba noppi bëgg a gëmloo nit ñi loolee honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mi ngi tuumal député majorité bi ne dañu leen a ger ngir ñu wote loi bi ku ci nekk ci ñoom jox nañu la 1 million ngir nga wote wëy waaye nag ñenn du député yu jigéen ci assemblée nationale journal Source A nee nañu toj nañu fi ne ba ñu wootee projet de loi bi bu noppi ñoom député yu jigéen yi dañoo sikkimu première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall di ko laajaka ñaanaka wayaan asaka la Sénégal nañu moo taxit jox na leen ko ñoom député yu jigéen yi ci Benno Bokk Yaakaar ku ci nekk première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall jox na la téeméeri junne 500 000 maanaam genn wàllu million ca palais ba la leen Marème Faye Sall invité woon toggal leen lu neex jox leen ñu lekk ba regg ba ñuy dem kenn ku nekk ci ñoom député yu jigéen yi jox nañu la ambalogu téeméeri junne la Sénégal nañu ca député yi wuy ji woon Marème Faye Sall am na fay député yu ñu fa gis yoo xam ne kenn foogu leen fa woon des députés yu faree ci kujjeg politique gi bokk na ci Aïssatou Sabara ak Aminata Kanté yu grand parti Waré Sarr bu parti démocratique Sénégal Awa Guèye ak Aïda Sow Diawara yéenekaay bi nañu Aïda Mbodj daal la fa kenn gisul ñu gis ci xët mu njëkk journal Le Quotidien xibaar yu ñeel dialogue bu président Macky Sall di woote ak la mu ca nar a waxtaane yéenekaay bi am na lenn lu mu ñu ci wax mi ngi ñuy xamal ne mbirum parrainage bi dina ci bokk datub élection locale yi dana ci bokk anam yi ñu war a fale maire ci Sénégal statut opposition bi ba ci dindi gi ñu dindi poste premier ministre ci réew mi ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo moom ak Moustapha Ba directeur du budget Vox Populi nee nañu dégg nañu seen musiba farandoy Lat Diop ya ca Géejawaay ñoo leen yekk musiba ak melengaan nee nañu ñoom ñaar ñooñee mu di ministre des finances ak directeur des budget seeni pexe yépp mooy fexe nañu xeexee Lat Diop ba yàqal ko ndax xam nañu dooleeg taxawaay bi mu amee ci wàllu politique ca Géejawaay te loolee dañ ko iñaane coordination des femmes des cadres ak sage yu Géejawaay Vox Populi nee nañu ba ñuy daje démb fa la ñu xam le ne duñu nangu kenn ku naan Lat Diop sa bët bi suufa ngi ci dinañu ko xeex fu mu yam neex ndax Lat Diop mooy seenum Lat Joor kenn du ko laal laatr bi nañu jàmm jeex na ci diggante Lat Diop ak Abdoulaye Daouda Diallo c'est la guerre ouverte ñu ubbi enquête dina kay xooli gëstu bi mu xëyee tey ji journal bi sàngara la xëyee njaayum sàngara gi ci réew mi ak mandi gi ci réew mi journal bi def na ci gëstu bu yaa dem sax ba di ñu baaxee kàdduy témoignage yu bàyyeekoo ci kenn ku ñu naan Fàllu mu nga dëkki Kees nee na sàngara yàq na àddunaam dafa bëgg a bàyyi ndax sonn na mandi tax na léegi dem na sax ba mënatut a jox ay doomam lu ñu ndékkee. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam ñi àndoon ak ñun ci télévision Futurs Médias yeneen i xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.